ba ñu leen di jiiñ sax ni lu yàqu ci constitution bi ñoom la. waaw homme de droit moom ak politique daanaka mën naa jàpp ni mburoog soow la mais beneen appellation la parce que fii ci Sénégal gis nga boo jëlee suñu président yi ñu ci am maanaam ñaar ñi ay juriste lañ muy Ablaye Wade ak Abdou Diouf dégg nga boo xoolee France muy Nicolas Sarkozy muy François Mitterrand muy ñeneen ak ñeneen ay avocat yàgg nañu nekk politique wala ñu nekk chef d'État donc loolu amu ci problème donc mais tey même bu dee praticien nekk na conseiller du prince maanaam kuy xelal président kooku tey àdduna warul neex muy défendre ay intérêt ba tax mu bëgg a foowee li nga xam ne moom moo ko mooñ maanaam respectabilité bi mu ngi koy am mu ngi am autorité ci étudiant ak fu muy jàngalee ñu koy naw parce que lu muy wax wàccoowul ak ponk ak charte yi nga xam ne ku ubbi livre di nga ko fekk bu demee ba wàccee ko rek considération bi day jeex. génn woon Assemblée nationale Evelyne parce que dama bëggoon def lien entre le drame. alors c'était le drame de Melilla bi nga xamante ne porté nga le combat mais aujourd'hui est-ce que bu ñu amoon ay député yoo xamante ne ci 12e 13e législature yëpp dañ ci am ay tragédies migratoires est-ce que député yi joué nañ seen rôle déjà ci yooyu nga xam ne am na les politiques de jeunesse lan nga xalaat ne 14e législature bi moom la war a apporter ci question yooyu. waaw drame bi déjà jotuñu ci antu parce que am na développement depuis le 13 juillet. gis ngeen ko Conseil national des droits de l'homme bu Maroc. c'est comme un peu le comité sénégalais des droits de l'homme donc mais il est indépendant quand même saytu nañ génne nañ benn rapport 7 pages mais seen rapport boobu dañu seetal deru Maroc dañu leen ragal seen ginnaaw. comme on dit dañoo ne ni ñoom dañoo fatt. moom dañoo ne dañoo fatt. mais boo duggee ci rapport bi xuus maanaam lu ñuy wax noonu dafay woroo ak yeneen tuuba yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko teg ci police su Espagne bi maanaam dañu ne Maroc deful dara coow li. Espagne la ñoo leen téye mais lu mënti am moom mooy daa am li nga xam ne kenn mënu ko naatable. moom mooy lan maanaam ñooñu nga xam ne dañu gaañu wala dañu sonnoon toog nañ ay waxtu ci naaj bi fajuñu leen joxuñu leen ndox yëkkatiwuñu leen donc am na délit non assistance. tey ñoom ci seen bopp ci rapport bi dañu contredire seen bopp parce que dañuy dem ba ne que ñoom ay gaañu la maanaam asphyxie mécanique lañ mais en même temps dañuy ne ñu ngi reconnaître que réaction bi nga xam ne moom la takku deru Maroc yi am dafa nekk bu jéggi dayoo par rapport ak gravité bi nga xam ne moom la migrants yi donc comme mbir mi waroon na noonu man li ma jàpp gëm ko moom mooy société civile africaine bi dafa war a porter le combat en Espagne Maroc mais aussi devant les institutions internationales parce que mbir mi du guleet et que mbëkk mi moom mu ngi continuer di am ci lay ñëw donc loolu tey waxuma la ne nu ñu traité suñu frères africains yi foofu mënuñu sax nangu ñu koy traité mala moo tax ma jàpp ni mbir mi waruñu ko bàyyi fu may jeexalee moom mooy loolu dafa am aussi benn constat bi nga xam ne contraste bi dafa saisissant moom mooy mbir mi boobu yu am dafa fekk ay dëkk européens yu mel ni Italie ñu ngay ubbi seen frontière pour migrants yi ñi nga xam ne ñooy ay réfugiés yu jógee Ukraine mais mbir mi dafa am subtilité de langage maanaam bu ñu bëggul nga dugg dañuy ne migrant nga bu ñu bëggee nga dugg dañuy ne réfugié la ñooñu dañ leen di ubbil sax compte bancaire wala ñu woo nit ñi pour ñu dëkk ak ñoom wala héberger leen duñ set non mais fa lay jeexalee mais non sañ-sañ boobu daa am benn convention donc internationale de 1951 sur le droit non benn convention internationale sur le droit des réfugiés tout à fait de 1950 dafa am benn principe de base bu am solo bu mu teg mooy le principe de non refoulement maanaam nit bu ñëwee ne day dugg daw laxu dugg ci benn dëkk mënoo ko kar ci frontières yi ne ko doo dugg mooy le principe de non refoulement da nga koy bàyyi mu dugg après nga saytu est-ce que moom migrant la wala réfugié la bu respecté wul ko nit nga rejeté après nga teg sa justice moom mu am ay voies de recours bu demee ba jeexal bu la neexee nga dugal ko ci roplaan yóbbu ko dëkkam mais mënoo kar nit
kooku amul benn état bu ko dëgg nag mbir bi jéggi na dayoo ba nga xam ni africain yeeg ñeneen ak ñeneen ñëpp a ngi màbbandoor bëgg a dem Europe ba nga xam ni ñoom tamit mënuñu bàyyi tamit seeni frontière noonu ku nekk ñoo dugg ñun mii nekk ay africain suñu ay dirigeant la ñu war a waxal ñoom ñoo war a développer ay politique de jeunesse ci laaju Fatou Abdou bi mu la wax léegi ci assemblée nationale ngir mën a téye ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi utal leen liggéey loolu beneen pàcc la mais loolu aussi mooy solo wu droit comme on dit entre le fort et le faible c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère maanaam tey loolu la àdduna bi gisoon depuis 1951 tax ñu teg principe yooyu ci ñi nga xam ne dañuy ñëw parce que bu ñu bàyyee état bu nekk bu dee benn régime bi nga xam ne bëggul nit ku ñuul wala bëggul keneen day ne du ñu dugg wala duñ leen assister mais day def lu ko neex moo tax kuréelu àdduna bi yépp parce que c'est une convention onusienne de 1951 ñu manko déggoo ci principe yooyu ñu ne état bu wàcc ponk yooyu dañ bu jalgati sax dañ ko ci war léegi rek ci laaj bi nag foofu lu am solo ci semaine bi passé lundi bële passé def naa point de presse ci politique migratoire yi parce que dama jàpp ni comme yow ni nga ko waxee maanaam mbir mi ku ci nekk am na li nga ci war a dox d'une certaine manière mbir mi suñu responsabilité la ñun en tant qu'Africain avant moo nekk responsabilité wu ñeneen mais aussi foog ñu waxante dëgg maanaam ñooñu tey bu ñu demee bay jël mbëkk mi comme lu ñuy wax parce que seen yaakaar dafa tas maanaam dañu dem ba nekk ci benn situation bi nga xam ne lu ñu leen bañal dafa bëri li ñu leen bañal fii moom la ñuy wuti fële maanaam mooy lan égalité des chances ñu yemale la képp maanaam tey ñu bëri boo gisee aussi ay yenn jeunes yi nekk ci yenn extrêmes yi parce que dafa nekk ultime recours boo bokkul ci seen système wala bokkoo ci seen pouvoir duñ la calculer duñ la jox moo tax ma jàpp ni tey en attendant mbir mi soppeeku ñun en tant que parti politique jël nañ suñu responsabilité déjà bu ñu créé suñu parti politique créé nañ benn lël mu nekk laboratoire d'idées bu basé Paris ñu tuddee ko institut social libéral fii ñu créé fi beneen lël mu nekk statut associatif ñu tuddee ko association pour le développement social ñooñu ñooy lëkkaloo tey ci weer yii di ñëw danañ teg ci 47 départements yi lu ñuy woowee ay social club yooyu seront organisés sous forme de GIE et aussi dinañ dox en tout cas suñu wàll dinañ ci xar suñu tànk tubéy ci politique bi pour que en tout cas jéem a fixer les jeunes par rapport à l'emploi des jeunes. alors yaa ngi koy wax que état yi dañu signer ay conventions mais autant également ñu dégg des pays africains yuy signer ay conventions avec des pays européens pour que ñu rapatrier ñi nga xam ne ñooy seen compatriotes. loolu également ci fan nga koy teg. waaw loolu tout dépend ca ka nga xam ne moo jiite dëkk bi loolu aussi fu mu ñu yóbbu tey moom mooy dafa jot ñu renégocier convention internationale yi nga xam ne ñoo nekk suñu dëggante ci ay dëkk muy France ak yeneen dëkku Europe lu tax ma wax ko tey moom mooy convention sur la liberté d'établissement bi nga xam ne moo permettre marque yi yëpp ngeen di gis ci grande surface yi ñu installé wu fi boobu moo la may yow Fatou wala Evelyne wala donc Ndeye Dibet mu dem Paris bu bëggee ubbi cabinet wu conseil am Paris mu ubbi ko di ci liggéey te kenn du ko gàllankoor parce que c'est réciproque d'une certaine manière tey ban jeune bu dëkk Thiaroye wala bu dëkk Pikine moo mën a espérer que tey mën na yeewu migrer normalement alors que loolu dafa war a am dañu jékki tëj bañ ko ñun ñu leen di seetaan ñun ça veut dire que ñu jiite am na fenn fi nga xam ne fu leen tegoon en tout cas matuñu ko loolu moo tax ma jàpp ni solution bi nekkul rek ay créer ay emploi parce que man foncièrement dama gëm libéralisme maanaam libéralisme du dara lu dul nga fekk nit mu bëgg dara te mënu ko nga jàppale ko mu def ko ñoom ñooñu tey dañ leen war a jàppale ñi nga xam ne dañu bëgg a dem fexe ñu dem ci ay anam yu mucc ci ay ñu may Ndeye Dime Ndao moom it mu def laaj bu mu jëm ndax waxtu yi ñu tëraloon presque jeex na. D'accord merci beaucoup alors lan nga xalaat ci ñiy faral di wax ni on n'a pas encore une assemblée qui répond aux aspirations de la population. lan nga ci xalaat ak tey jii ni bëri na ci ay dossiers yu ñu sëgg bokk na ci commission d'enquête parlementaire bokk na ci mbirum inondation mais dañu gis ni ci mbirum pétrole bi ak gaz bi loi yu bëri jàll na fa mais liñ ci doon xaar dafa des lu bëri bëri. waaw loolu moom dafa nekk dëgg bu wër peng assemblée nationale bi maanaam ndaw yi seen toogin des na. maanaam tey population Sénégal dañu dem ba
boo xoolee majoritairement sentiment bu ñu am moom mooy ña nga xam ne ñoom la ñu yebal pour ñu toogal leen représenté wuñu leen maanaam défendre ñu seen intérêt loolu aussi fu mu ñuy yóbbu moom mooy tey ña nga xam ne ñoo leen di tabb dañu war a xool ci yan anam la ñuy choisir yan anam la ñuy tànnee seen i njiit d'une certaine manière comme ñoom ñoo ci teg seen bët ñu joytu ko maanaam li fi amoon waru fi amaat ñoo war a jël seen responsabilité mais bu ñu demaatee aussi delloo buum ci mboy bi bu ñu yaakaar ni dara dina soppeeku moo tax ma jàpp ni effectivement tey assemblée nationale bi fu ñu leen doon xaaree ñëwuñu fa parce que ñu leen di xaar ñu exercer contrôle action gouvernement. ressources naturelles yi. Pierre Goudiaby Atepa fan yële passé dégg nañ ko mu gis ni ñu négocier contrat yi baaxul que mi ngi espérer sax que 14e législature bi ñëwee dina ci sëgg mais est-ce que loolu dina yomb tey ci état bu Sénégal mu négocier ay contrat ba pare di ci dellusiwaat ginnaaw ak lan la ci nar a perte. waaw man lu ma jàpp moom mooy beneen assemblée du ñëw man loolu laa gëm jusqu'à la dernière minute mais pour tontu ci laaj bi à supposer beneen assemblée ñëw tey bu dee ñi fi nekk ñoo fi nekkoon les mêmes causes vont produire les mêmes effets parce que bu ñu toogee ni ñoom ay député wu président la président dem xaatim ay contrat seen fit mayu leen ñu ñëw di ko remettre en cause. Très bien maître Abdoulaye Tine. waaw waaw ñi rafetlu li nga ànd ak ñun ci yoonu assemblée. Mexey donc en tout cas rafetlu xa donc waxtaan. très bien kii naa leen foofa voilà gën a parce que suba kàll la. ayca may naa la ko. yaa ngi ci joolaa bi ndey di benn. merci beaucoup Evelyne ravi encore de partager le plateau avec toi. Un plaisir partagé. comme le maître nga xam ni moom macha allah du gan fii toujours ñuy am plaisir di ko dalal fii. merci Ndeye merci Fatou. voilà chers téléspectateurs de la Sen TV ñu leen di gërëm ci li ngeen ànd ak ñun ci yoonu assemblée ñu bàyyi leen rek ngeen wéy.